waa coalition Benno Bokk Yaakaar rafetlu na jéego yi nga xamante ne nguur gi def na ko ci wàllub démocratie bokk na ci tamit ci wàllu njëgu dundu geek wàllu courant bi da ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi njiitu réew bi Macky Sall ak Mahammed Boun Abdallah Dionne mi xamle ne 2035 la Macky Sall fas yéene yegg ak askan wi ne la mu xaatim wala boog déggoo gi dox ci digganteem ak askanu Sénégal mënut a jeex fii leeg 2035 jotul Mahammed Boun Abdallah Dionne mooy ki ko xamle foofee ca Géejawaay da ngeen ci dégg taxaw seetlu ñenn ci taskatu xibaar yi mbokk yi daañ ci toftal xibaar yi ñeel bitim réew laata ñuy feggoog Safiatou Cissé ci njeextalu xibaaru digg bëccëg gi lay doon bu nees gisee ma dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. baatu askan wi Walf TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fas yéene ko door rek mbirum Kémi Séba nga xamante ne bu mu yegsee fii ci Ndakaaru ba léegi génnagul ci AIBD gàmmu nekk te ñu teg ko fa loxo bëggoon ko delloo ci saa si fa mu jógee ONG urgence panafricaine jot naa métitlu tegum loxo Kémi Séba ma ñu ne àndul ak démocratie ñu ngi janoog taskatu xibaar yi ci waxtu gi may addu ngeen di teewlu dañ ci dikkat ak googule kuréel ONG urgence panafricaine lu aju ci marché rond-point Liberté 6 démb nag la fa ndaraan ya jaar Daniel Kantine yafane jàkkate na xëy nañu jaaxle lool ndaw ña fay yëngu ci wàllu njënd ak njaay joxoñ baaraamu tuuma kilifay gis ne tamit amaguñu jëmukaay ngir mun a fa matal seen daan doole dañ ci teewlu Assane Gueye ma nga woon ca rond-point 6. nii le marché rond-point Liberté 6 daal di mujjee ñu yàgg ko waajal niki dibéer gi ci guddi gi lañ ko mujj daaneel jaaykat yi nekk fa si atum 2016 ba léegi di wane seen njàkkare. jaaxle rek jaaxle fi la nekkoon daan suñ doole ñun ñëpp ay soutien famille lañu ñu bëri yaakaar suñu ginnaaw nga xëy tey ñu ne la ñu dajji fi nga doon liggéey nga xëy suba fan nga war a jëm. métti na trop sax si ay ndaw tiis na trop métti na fa président. lii nii du dëgg du yoon ñaaw na trop si ay doomi réew. li may traay ay tali yu may traay ay train yu may traay yooyu soxla ñu xam li soxla luy lekk lañ soxla askan wi dañoo xiif. mbirum ndàmpaay yi tamit daanaka matagul bu ñu sukkandikoo si ñi fay jaayee. xaalis bi ñu wax ne joxe nañ ko loolu du xaalis joxewuñu lu mat est-ce que yaa ngi comprendre 50 000 day xaalis. toogee def ni 2 ans 3 ans ci après ci leen déggee ne projet day am bu fi am mais nag état duñ leen bàyyee noonu dinañ leen dédommager dinañ leen jox ndàmpaay bala ngeen a dem. man mi jox nañ ma 263 000 mais xam nga li lay jox noonu wax dëgg yàlla nekkul loo xamante si ni jëriñ na la quoi. ñu tiit loolu ci seen ëllëg yële ndaw di ñaan ñu wutal leen fu ñu nekk. teguñ benn site teguñu site loolu mooy problème bi. léegi ñun ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk heure bu ñu xëyee instant yi amuñ fu ñu jëm bu ñu xëyee di leen ñëw toog xool mais duñ lal fenn yaa ngi dégg mais nañu dimbali ngir yàlla lillahi wa rasuli mu xoolal ñu fu ñu dem xoole fii terrain yi bari na fi. ay boo na ko jugal fii danaa ko toogal fee mais jugal fii demal taxawaalu ji li ma waral rek ñuy dem si gaal gi di dee. métti nañu trop mag war nañu de. jawriñ gi ñu denk wàllu urbanisme ma nga woon biig foofee ca rond-point Liberté 6 fa leen doon daanale googule marché Abdou Karim Fofana jàpp ne matuwaay ya ca war yëpp jëloon nañ ko teeloon nañu yëgal jaaykat ya ngir ñu mun faa jógee juróom-ñeenti weer a ngi nii ba tax na amul lenn loo xamante ne mun naa gàkkal seen liggéey ci mbir moomule ci wàllu ndàmpaay yi tamit àdduna ca Abdou Karim Fofana ay kàddoom lañ ci teewlu ci micro Assane Gueye. dëgg la ñooñu nga xam ne ci ay commerçant di suñuy mag di suñuy rak daje nañoo ak ñoom waxtaan nañoo ak ñoom sax ne am na ñu ci ne ñoom jotaguñ seen ndàmpaay ndaxte fii BRT daf fi war a jaar fi BRT di jaar dafa am procédure yu ñuy wax OP412 yoo xam ne Banque mondiale moo ko imposé donc képp koo xam ne rek am na lu ko laal ci wàllu désencombrement wala chantier projet yu toll noonu dafa am lu ñu leen war a jagleel ci ndàmpaay loolu nag defe naa ne CETUD ku ne xam ne sérieux am ak liggéey bu baax bi muy liggéey ba ñu waree woote waxtaan woote nañ li nga xam ne mooy conciliation def nañ ko ne ñu war a jox seen i chèque jox nañ leen ba nga xam ne sax préfet de Dakar wax na leen sànq na leen ba àjjuma ji rek fukki chèque ak ñeent joxewaat nañ ko waaye li nga xam ne nit ñi waruñu ko fàtte mooy liggéey bu tàmbalee waruñoo taxaw waxtaan bu amee ci wàllu conciliation dafa am waxtoom ndaxte woo nañ ña nga xam ne nag dañu bàyyi ba ñu waxtaan ba pare ñu ñëw déclaré wu ne man ca laa bokk wala nangam ak nangam loolu leneen la CETUD dina ci mën tontu mais nag boobu ba léegi ñu ngi xaar juróom-ñeenti weer a ngi nii ñu toog di leen may
jot na nguur gi soobuwaat ci waxtaan maanaam négociation ak jaaykat ya ne woon ca googule marché bu rond-point Liberté 6 ngir ñu mun a tënku ci wàllub ndàmpaay ga su ko defee kenn ku ne ci ñoom la cay say àq ak yelleef nga mun ko caa jot dañ ci teewlu Moulay Seck mayor seen kaddu àdduna ci micro Assane Gueye. loolu dégg naa sànq ministre bi mel ni luy wax loolu mel ni dañoo am dañoo recensé ñeneen ñoo xam nga loolu moom mooy ñàkk a jox respect say doomu réew parce que fii ñi fi nekk duñu ay nit ñi di taxawaalu ay nit ñu responsable lañ xaalisu réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ay nit ñoo xam ne la bañ a def naka sudul noonu moo tax ñu nekk ci mbedd mi di jaay doole kon loolu daan seen doole nañ ko bàyyi teg ko fële fii ñi fi nekk dafa am ñoo xam ne dañ leen a recensé wul am na si ñoo xam ne ñu ngi seen i taxe municipal téye ko bis bu ñu ñëwee dinañ ko réclamer dès demain dinañ déclamer ça ci kanamu autorité yi ñi nga xam ne am nañ ay pièces justificatives dinañ ko indi parce que yàgg nañ leen a wax ñëw leen responsable yi fi nekk muy ñoom délégué yi nekk sama ginnaaw yàgg nañoo ñëw réclamer ko au niveau de la CETUD di ko réclamer au niveau de la préfecture ak ONG bi ñu booloon pour ñu ñëwaat defaat ay recensement muy INDA sa dañoo waxoon dañ koy ñëw defaat waaw dafa am ay manquement sa manquement yi ñoom dafa ñu nangu ko ñoom nangu nañ ko mais il faut que ñoom ñu bañ a yem ci nangu ko rek mais ñu jëm koo rectifier beneen manquement ba nga xam ne am na ci projet bi muy wàllu site de recasement yi nga xam ni waxoon nañ ko dès le début ci projet bi ni nañu fexe ba BRT bi buy ñëw bu mu nañu impacter positivement si suñu wàllu conserver suñu emploi yi ñu am. Mangoog mu doonoon la tukkee ci googule marché bu rond-point Liberté 6 amatul jot nañ fa daaneel mbaar ya fa newoon maanaam cantine ya daan ci dikkat incha allah na mu gën a yaatoo ñaxtu jibe na ci kuréelu syndicat gi boot liggéeykat yi yëngu ci wàllu paj mi soobu nañu ci grève bu ñaxtu lu ko dalee àllarba lay doon ëllëg ci talaata ji sax lañ ko fas yéene door ñetti poñ nag moo tax ñu soobu ci bëgg a yëngu-yëngal ba ca gën a fës bokk na ci mbirum reclassement doon na lu leen yitteel dañ ci teewlu Serigne Mbacké Lo mayor seen kaddu àdduna ci micro Omar Kayre ca diwaanu Louga. conseil supérieur yi dañ leen a war a reclasser ñu dem seen hiérarchie loolu décret signé nañ ko depuis kenn xamul kañ la appliqué ko képp moo ci des waaye kenn defu ko donc loolu mooy bu njëkk bi c'est une régularisation administrative benn bi mooy indemnité de spécialisation indi su fekkee dañoo nekk ay spécialité ñu jox ay spécialité ñenn ñi bàyyi ñeneen ñi ñu ne loola nag ñun dañoo bokk ci système bi dañoo war a jox indemnité benn bi mooy képp koo xam ne yaa ngi liggéey bëgg nga foo dëkk loolu mooy lan indemnité de logement foo xamante ni war nga faa mën a dëkk ñu ne loolu nag ginnaaw am na fu ñu ko jox ñu itam war na am ci loolu te argument yu wér lañ ci teg loolu daal mooy ak yeneen yu weesal waaye loolu daal mooy yi nga xam ne moo ci gën a fës loolu moo waral nag syndicat bi nga xam ne dafa mooy sas dafa bokk ci biir kiis ñu décidé ne le 25 ak le 26 dañuy banque suñu yoxo maanaam lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum opéré lépp lu jëm ci wàllum faju bu bët ak bëñ ak wàllu ay analyse ak wàllu feebaru roñoog lépp lu ci jëm le 25 ak le 26 dana am sooxe bu mag ci réew du suñu sago nag ndax bëgguñu koon ndax ñun li nga xam rek mooy nekk ci biir hôpital bi di liggéey mais pas di ko handicapé waaye nag ginnaaw dañoo nekk jàkkaarloog ay autorités yoo xamante nii lañ leen waxoon boobu ba léegi nii ñu ngi ci doxinu kàkkatar ñu fàttali leen ne am na loo xamante warloo woon nañ ko ak ñun te liggéey defar ko jaful décret yi signé nañ ko lépp signé nañ ko lenn dong moo ci war a dese nan lañ ko war a appliquer. lu aju ci njàng meek njàngale mi kuréel gi boot sëriñu daara ne ca département bu Mbour gis ne xaj ak seen defaam ci diggante daara ak école bu tubaab bi joxoñ nañ ca baaraamu tuuma nguur gi ne cër ak koppar yamu jagleel école bu tubaab bi koppar googe gisuñu ko ci daara dañ ci teewlu Cerno Daaf foofee ca Mbour. sëriñu daara yi nekk ci diiwaanu Mbour ñooy ñaawlu néewaayu koppar gi ñu jagleel diine gi ci wàllum Sénégal. état ñaari borom kër ñoo ko fal kii tubaab la tubaab la tànn pour jàngal ko ay doomam état nangu na ko tabaxal utal ko jàngalekat di fay jàngalekat bi di neexal étudiant bi jàng borom kër kee tànn alquran état ne ko duma la tabaxal duma la wutal ku la jàngaleel duma la fayal ku lay jàngal te sax xale yi ku ci génn di yelwaan wala wuti leneen ma ramasse leen dégg nga ki ñu ramasse fan yii rek fële ci Louga ci taalibe yi dañoo demoon ci toolu soble doon jigi ñu ne sëriñ daf leen di liggéeyloo ci amuñ 18 ans loolu noggatu passé wu ko parce que ñu ngi feccloo xale yi di ci commerce di football loo xale yi di ci commerce di leen def loolu lépp loo xam ne ni yàlla gërëmu ko di ci commerce te ñooñu waxuñ leen dara yow mi nga xam ne état war la defal la tous say xale jóg di liggéeyi ñu ne buñ fi liggéeyee te duñ la jimbale duñ la jàppale loolu mooy xeex l'islam jullit ñëpp a ko war a bañ
95% ñu ne ay jullit lañ biir ci Sénégal bi amul dara lu ci diine am ilimaan amu ci tus sëriñ daal amu ci tus ki jàng diine amu ci tus jàkk yi amuñ ci tus jumaa yi amuñ ci tus ba ci église ba amuñ ci tus ay fo ki caaxaan lañ ko jagleel loolu ñëpp ko war a kuris ñëpp ko war a naqarlu lii rek moo war a jar ñëpp jóg def doxu ñaxtu la toogaanu ñaxtu ñu ngi koy métti lu ko naqarlu. ci gis-gisu sëriñ daara yi koppar yu néew yooyu mën nañ ko méngale ak boo diggante école française bi ak daara yi. état moo seetaan te war cee dugal loxoom nam tabaxalee ki tànn njàngam tubaab waroon na ko tabaxalee ki nga xam ne dafa tànn njàngum alquran lam defee mu di ko def fii loolu mooy tëddee njaaxaanaay waaye nangoo dimbale kele seetaan kele wax dëgg loolu du mandu du njub te dañ koy ñaawlu fu ñu toll nag. ci seeni gis-gis boddi boobu ñuy tuddee globalisation moo waral faat bakkan yi ak viol yu bari yu ñuy nemmeeku jamono ji ci mim réew. globalisation bi dafa am ay effets yu néfaste ci sunu société loolu nag li mu ñu jural tey jii mooy doo xëy mukk te déggoo léegi agression doo xëy mukk toog 2 jours 3 jours te déggoo ku ñu rey doo xëy mukk dégg 3 jours une semaine te déggoo ku ñu violé ba noppi rey ko. ñoom jàngalekatu alxuraan yi amal nañu bés bu ñu jagleel tari alxuraan julli ak ñaan ngir jàmm déggoo wéy di sax dàkk ci sunum réew. Mbuur Thierno Daaf Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Thierno Daaf dañu dem ca Mbàkke googule gox nag ndox ma daanaka tàmbale na fa jur coow ndax lu toll ci juróom-ñetti weer a ngi nii am na ñoo xamante ne jotuñu fay seen facture ngir ñaawlu kër gay saytu ndox ma ca googule gox ànd suqali ndoxum Mbàkke ne bañuñ ci tamit ba yëglu fi lekk ay fan sàkku nañ ci nguur gi mu gën leen ca taxawu ci ndox mu sell te doy ca Mbàkke dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr. kuréel gi ñu dippee ànd soppi ndoxu Mbàkke amal bëccëgug ñaan di ci wàcce ay kaamil jublu ci nag ngir seen mbébét gi ñu yàgg a xeex mën a antu moo di ñu soppi ndoxu Mbàkke mi nga xam ne fanweeri at mu ngi nii muy jural askan wi musiba. jooy daal ñoo ñu indi fii wax nañ woo nañ président gis ñu kenn ñu ne nañ dégg suñu loxo yàlla waaye ci ñaar fukki ak juróom-ñett kër sëñ Fallou gi ñaan yàlla alxuraan lu mu amul. ndox mi lañ bëgg mu changé ndox mi su changé Mbàkke du dem ndox mi baaxut analyser nañ ko mala sax waru koo naan ñi fi dikk naan dañuy segg ndox mi nee nañ fañ leen woon seggit yi du fa xaj ma ne ko mayow seggit yi ngeen di segg du fa xaj ñun ñu ko naan fanweeri at ñaam seggit yi anamu xanaa kon ñu dee nañ yàlla lañ dégg suñ loxo yàlla dimbali lañ yokk sëñ Touba ak borom pàkk bii muy Alaaji Fallu Mbàkke toog amatul ndax buñ demee ba xam ne ndox mi baaxul ba war nañ koo seggit ma ñu am problème mu fan lañ ko war a sotti ji nga xam ne kon ñun li ñu doon jox li ma daan wax rek nan poson lañ ñu daan jaay ndekete pendant plus de 30 ans. xeex ndoxu Mbàkke c'est une demande sociale. lu mat fanweeri at ngay jaay nit ki loo xam ne baaxul ci yaramam baaxul ci jur gi baaxul ci gàncax baaxul fenn bu toogee nag ba fippu kon war ngaa mën a xoolaat li ngay def mooy lan. paa yi nekk fii ak mairie ñëpp dañoo am problème tànk. jigéenu wérut ju koy naan ju ne ñaari fan yu ne nga am crise ñu naan dafa xorom dara waralu ko lu may bu nu ko naanuti toggee ko te dara ci baaxut day xasan yaram li mu ne wàññi dafa bari. lépp lu jaam di sàkku ci kaw suuf ci loo xam ne bëgg-bëgg la alxuraan moo ca gën a gaaw ndax moom la ñu yàlla booleel. nañ yàlla xiir ci lu baax xiir ñu ci lislaam te it nag ñu jàppoo rek bu ñu bàyyiwut lii lépp lu waay xewle ci lu baax ñun ñëpp ñu bokk ca te sellal yéene yi faaw rek fa ñu jëm danañ fa egg. ñoom waa kuréelu ànd soppi ndoxu Mbàkke nag nee nañu seen xeex bi duñ ci tay benn yoon juróom-ñetti weer mu ngi nii dañoo lànk ba tëdd ca naaj wa ne kenn ci ñoom du fay ndox seen mbébét moo di ñaax kilifa yi ngànk réew mi ak ñi yore séddaleem ndox mi ñu séqi ay jéego ut saafara ci seen tawat bi. juróom-ñetti facture ngi ni fayuma ma du ma leen fay ndox. lépp lu mu jaral waa siège wala l'état du Sénégal danañu ko jaral pour contrer loolu. ñoom waa ànd soppi ndoxu Mbàkke nag ci seen ñaan gi am na it yeneen i jafe-jafe yoo xamante ne raaxaale nañu ko ci dem nañu sax ba tàllal loxo sunu borom ngir mu ut saafara ci Mbàkke nii mu nekkee ndax dellu ginnaaw gi ëpp na. parce que bañ juddoo ba léegi Mbàkke nii mu mel noonu la mel dara changé wu fi. Touba Mbàkke Mamadou Makhtar Sarr
pour la radio-télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Matar Sarr dañu dem ca Ziguinchor kuréel gaboot ndaw xalifiste maanaam ñi feggo Khalifa Sall ànd ñu benn yoon ci doxalinu Aminata Mbengue Ndiaye jëm ci maire bu Dakar gañu ne dañ fa bëgg a indi coppite ka fa bëgg a falu ëllëg ñu mun koo fal ci ab décret loole nag ndaw Khalifa Sall ne duñ ko dégg benn yoon te dañ ci béy seen waar ngir ñu mun a gantal googule projet dañ ci teewlu Amady Khalil Diémé ca Ziguinchor. ay baat jóg nañu pour démasquer li nga xam ne loolu mooy idée bu kii di présidente au conseil des collectivités territoriales évoqué si li nga xam ne loolu mooy doté statut particulier ville de Dakar jigéen yi ak ndaw yi nekk si parti bu maire bu Dakar fii si Ziguinchor ñoom daal dañoo rejeté idée boobu si dimanche bi te dañoo ñaawlu volonté bi nga xam ne mooy ki nga xam ne moom la ñu considéré ñoom comme employé bu bëgg rek def lu neex ki nga xam ne moom mooy maître bu bees bi. ki ko wax tamit ndax li mu wax noonu depuis que le monde est monde loolu musul am nommé maire par décret présidentiel musuta am donc moom xëy na daf ko wax pour faire plaisir à quelqu'un loolu c'est son problème waaye ñun xam nañ ne bu maire di toog ci dëkk dañ ko voteel waaye voté wu ñu ko it par décret présidentiel maanaam président mooy wax ni kee mooy toog mu ñëw toog loolu musu fee am te que defe naa ñun xalifiste Ziguinchor dañ ko bañ ba tëdd ci naaj bi. xalifiste yooyu yi nga xam ne ñoom dañoo ne rek ñoom dañoo confirmer invité nañu patron au conseil des collectivités territoriales pour mu démissionner si poste bu muy diriger ndaxte institution boobu indiwul dara collectivité locale yi nga xam ne ñi ngi jànkoonteel ay jafe-jafe yu bëri xalifiste yooyu ñu jàkkaarloon ak taskatu xibaar yi pour réagir si li nga xam ne loolu moo nekk di am seen parti bi fii si Ziguinchor am na ñi nga xam ne dañoo bootu ay souteneur la ñu bu ancien maire mais comme seen comportement yi nee nañu ñoom dañ leen considéré comme ay parasites. tudd Safiatou Bodian dañoo ñëw pour déstabiliser groupe bi si seeni propre intérêt personnel loolu moo waral teewaay bi. waaw ñun xalifistu région de Ziguinchor bi benn responsable lañ fi am musuta jeng musuta tàyyi musuta daw ba léegi mu ngi fidèle ci groupe bi ñun kooku la ñu xam muy kenn muy Pape Bodian mooy responsable groupe bi te moom la ñu bëgg ñëpp xam ne mooy responsable groupe bi te moom la ñëpp téye. élection locale yi ñëw ñoom nee nañ ci bokk te dinañu am ay représentants ci région bi yëpp seen déclaration boobu wane na ni élection bi dina tar fii ci diwaanu Casamance. Amady Khalilou Diémé moo doon jokkoo ak yéen fii ci Ziguinchor pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Amady Khalilou Diémé toll na ci at ci tey gannaaw bu mu faluwaatee ci bopp réew mi ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février 2019 la woon njiitu réew mi Macky Sall ak élection présidentielle yi weesu la ca gënoon a fës bokk na ci coowal parrainage ba dañ ci fàttale ko Amadou Issa Kane 24 février 2019 24 février 2020 benn at ginnaaw bi Macky Sall toogaate ci nguur bi te am 58% boobu nag ba léegi mën nañu wax daal ndox bu bëri jàll na ci suufu pont bi ñu tàmbale ko ci parrainage bi nga xam ne bokkoon na ci ay candidats yoo xamante ne pour ñu nekk candidat à la présidentielle faw ñu am 52 000 signatures yoo xamante ne ci genn wàllu ci région yi lañ ko jëlee disposition boobu nag am na ñoo xamante ne rafetlu nañ ko ndaxte nee nañu dina wàññi bu baax a baax ñenn candidats yi nga xamante ne dañoo bëgg a bokk rek pour bokk ci présidentielle bi waaye nag amuñu benn njëriñ beneen côté bi nag opposition bi nee na lii recul démocratique la ndaxte day wàññi démocratie bu baax a baax loolu nga xam ne ñoom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg opposition boo woon daal di def ab marche boo xamante ne ci assemblée nationale ngir nag tere loi boobu ñu voté ko te nag bokkoon na ci ñu bëri ñoo xamante ne jàpp nañu leen yóbbu leen kaso waaye nag loolu terewul bi mujj gi nag kii di Idrissa Seck Ousmane Sonko Macky Sall PUR ak kii di Madické Niang ñoom donc ñoo bokkoon ci élection présidentielle boobu ci 2019 bokkoon na ci nag kii di Khalifa Sall ak Karim Wade nga xam ne ñoom ñu ngi amoon ay jafe-jafe ci wàllu justice bi taxoon na ba boobu à l'époque seen candidature sax mujjul jàll mujj gi nag Macky Sall am 58% daal di am victoire ci élection présidentielle boobu loolu nag nekk loo xamante ni bu nekkul woon victoire boobu Macky Sall am opposition bi dañoo defoon seen wàllu bopp pour jéem a seet naka la ñuy defee deuxième tour donte sax deuxième tour boobu amul tey ji nag mën nañ wax ne bilan bu Macky Sall donte sax satisfaisant na maanaam am na bilan bu baax waaye nag ñi nga xamante ne rek am na ñenn xale yi nga xamante ne ñu leen tuddee les jeunes diplômés ba léegi loolu nekk na problème ndaxte ba léegi mënaguñu am liggéey ba mu ñu mën njëriñ seen bopp
mangoog njiitu réew mi Macky Sall candidat ga woon na mu doon diggeek na mu doon doxale ci wàllu dagaan baatu askan wi ci wàllu koom-koom ak lam fa diggee woon yëpp wute lool ak na mu jëfee bu mu faloo ba léegi économiste bi di Abou Wele moo na gisee ne li xew ci jamono ji yokkute gi tàmbale naa feeñ ci njëgu dund gi ba ci courant bi te askan wi xaaratu woon yi la yokkute dañ ci teewlu Abou Wele ay kàddoom ci jokkoom ak Assane Gueye. ndax lim fi promettre woon yëpp li mu diggoon Sénégal yi daanaka gisuñu ci dara nee woon nañ ne prix yi day wàññeeku prix yi dañoo yokk waaw nee na woon dana réduire mandat de 7 ans à 5 ans premier mandat bi nga xam ne moo amoon finalement gis nañ ne loolu amul gis nañ la mu diggoon sax les calots marrons ñoo ko doon garder ak di ko accompagner ci campagne électorale coow li ci mujj am promesse ya mu leen joxoon te teniruñu gis nañ 500 000 emplois yi mu ñu diggoon depuis 2012 teniru ko gis nañ 1 million yi ñu diggaat nii te yaakaaruma ne am na kenn ku gëm ne danañ ko réaliser gis nañ la mu fi waxoon ci gouvernance sobre et vertueuse scandale yi kenn mënu ko compter tellement que dañoo bari ci régime régime bi moo ëpp fuuf dégg nga ay tuuxi doona yoo xam ne dégg nañ ko il nous avait promis 25 ministres ñëpp gis nañ ministres yi kenn mënatu leen compter kenn xamul nañu toll waaw gis nañ li ñu fi créé woon itam le CNDT dialogue des territoires moo ko fi indi te def ne woon dafay rationaliser les dépenses kooku ko nit ñi fàttaliku woon di bokka moo ko yoroon ak budget 400 millions gis nañ ne HTTC bi nga xam ne moom la fi teg léegi avec 6,5 milliards moom mooy budget bi gis nañ ne HCDS bu mu joxoon l'ancien ministre Ntap Ndiaye pour 400 millions gis nañ le CPDP bi ñu joxoon Awa Ndiaye fii 400 millions gis nañ itam yeneen nee na woon famille am du leen dugal mukk ci gestion réew mi gis nañ la gestion familiale bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ñëpp ñu ngi ciy teg seen bët gis nañu su waat budget wu le budget de bi waat yoroon pour ses dépenses de personnel ak yooyu c'était à 1 milliard 100 millions su Macky Sall dafa ne ba 9 milliards 162 millions. lu aju ci njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram defagum na at ci boppu réew mi gannaaw bu mu faloo ba léegi naka la ko askan wi gisee am ñu rafetlu jéego ya mu defagum am ñu gis ne tamit jëlee nañ ca mbetteel la mu digge woon wuute lool ak la mu jëf tey ne jot na mu taxawu soxlay askan wi te gën a góorgóorlu dañ ciy teewlu reportage yu Sena Bassar. bon man genre du ma ne ñun am nañ satisfaction surtout ñun jeunes yi parce que Macky Sall ñun bokk na si ñu ko fal 2012. ñun ñu génnoon ci mbedd bi nekkoon ay jeunes génn ci mbedd bi en 2012 ànd ak moom mu defoon ñu ay promesses tu vois tey ñaa ngi gis dëkk bi nu mu demee jeunesse baa ngi nii emploi bi manqué na xam nga courant yi cher na temps yaa ngi dégg gars yi ñu yokk courant yi yokk ndox yi par insécurité bi ci dëkk bi vraiment rien à voir pour l'instant rien à voir donc wax dëgg yàlla ñun li ñu doon xaar ci moom li ñu doon séntu ci moom en tant que jeune gisuñu ko. bilan am nag am na si yoo xam ne ça va mais am na loo xam ne tamit des na si lu bëri waaw muy comme si wàllu emploi parce que boo xoolee ñoo ngi génnee marché bi nii te boo xoolee jeunes yi si doon liggéey bëri nañ trop mais léegi fu mu nekk nii dañuy dem si chômage parce que dafa waxoon tamit bu toogee tamit dina jàppale jeunes yi si liggéey mais boo xoolee léegi ñi nekk si ambulant bi bari na trop franchement. jafe-jafe yi bari na dëkk bi metti na donc li ñu koy wax daal mooy mu gën a dollee góorgóorlu gën a yokk loxoom parce que problème yi bari na trop yi des bari na naam li olof yi di wax daanu dajul suuf mu ngi jéem a def dara mu ngi góorgóorlu mais ñu wax ko rek ne ko na gën a yokk loxoom daal parce que sénégalais yi sonn nañ trop bu fekkente ni dëgg rek la ñuy wax. naka yàlla defal jàmm rek xam nga lu tax yàlla na yàlla yokk xéewal gi mu mën lépp. ndax li mu bëgg sumb ko ci xolam bi moom rek moo ko xam léew da ngay nekk sa kër sax sumba te yàlla rek ka man kon yàlla na ko yàlla jàppale ak bésam bii mu sedd guy nii mu sedd tey yàlla def ko mu sedd guy mu dem bay wut beneen mandat te boobaa yàlla na ko yàlla may. man personnellement man sama carte moom waaw du ma ko joxaat waaw personnellement instant yi on est déçu quoi on est vraiment déçu. xalaat ci nguuruk Macky Sall mi matal benn at tey ci boppu réew mi dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo dañu àddu ci jàngoro coronavirus ma feeñ ca Chine tàmbale na def loraange ca Italie doomu Sénégal ya fa yeewoo tàmbale am tiitange ci waxtu wi leen ndax jàngoro ja dugg na ca Italie njiital Horizon Sans Frontières Boubacar Seye ne jot na nguuruk Sénégal jël matuwaay ya ca war ak itamit gën a indi kaaraange ci frontières yi dañ ci teewlu Boubacar Seye ay kàddoom ci jokkoom ak Mamou Diaby Gassama.
d'abord li may njëkk a def moom mooy damay rectifier jusqu'à présent kenn signalé wul benn Sénégalais boo xam ni tey dañ ko mettre en quarantaine en Italie wala feebar bi dal na ko loolu moom lu ñu war a dindi la lu ñu war a rectifier la le chiffre 23000 du dara lu dul le nombre de Sénégalais enregistrés le nombre de Sénégalais yi nga xam ni tey ñoom ñoo dund en Lombardie ñu ngi leen estimé à 23000 voilà donc loolu le gouvernement italien wax en 2019 le nombre de Sénégalais yi nga xam ne ñooy dund Lombardie 23000 lañ nekk et non le nombre de Sénégalais mis en quarantaine parce que amul benn Sénégalais boo xam ne dañ ko mettre en quarantaine en Italie loolu il faut que mu leer Italie moom am na parce que feebar bi moom njàqare la indi ci àddina bi donc fépp ci àddina muy Sénégal muy Italie muy fa gox boo gis ci àddina bi am na tiitaange feebar bi parce que contexte mobilité bi nekk la te ba léegi tamit kenn maîtriser gul le virus mais ay dispositions gis naa association yi am na ñu ma ci waxanteel donc ñu ngi jël des dispositions di tegtal nit ci ay matuwaay yi ñu war pour mën a éviter ay risques voilà loolu ñoom ñu ngi koy def Sénégal moom ay matuwaayam rek la war a yokk parce que contexte bi ñu nekk la les Chinois seen présence gis nañ ko contexte mobilité lañ nekk nit ñi di dem ak ñëw te ba léegi kenn maîtriser gul feebar bi kon il est bon que tey effectivement nguuru Sénégal mu jël ay matuwaay au niveau des frontières loolu nag je crois que ñoom ñoo mën a wax nit ñi lu leer ba pare jël ay matuwaay yu wóor mais ci concernant feebar bi moom il faut que ñu jël ay matuwaay fii ci biir Afrique vu faiblesse su structure sanitaire Afrique. mangoog jàngoro googe di coronavirus tàmbale na feeñ ca Moyen-Orient ak Asie centrale dina doon lu fës ci xibaar yi ñeel bitim réew waaye nag njuree fee tukkeegum ci élection présidentielle ca Togo dañ ci teewlu Moussa Sène. ca Togo moom jongante présidentielle yi ñu amaloon niki samedi gi commission nationale bu saytu wàllub élection indépendante daal dinay génn rek jox ki nga xamante ni moo di président sortant di Faure Gnassingbe ndam ndax gis nañ ni ginnaaw bu élection yooyu bi ñu ko amalee ba pare am na ci lu toll 72,36% ci xob yi yokk sax fukki ak ñeenti poñ ci mujjanteel gu mu amaloon élection ca 2015 ci côté am nag kii di opposant bi di Akbeyome Kodjo ñëw deuxième am 18,37% ci suffrage yi ak leader bu ANC di Jean-Pierre Fabre jël ñetteelu place bi am 4,35% ci voix yi ba tax rek commission électorale boobu ñu jàpp ni rek biile yoon mooy génn bu mu njëkk a def gaawtu joxe élection yi ginnaaw bu ñuy amal élection foofu ca Togo jàpp ni tam élection yooyu mi ngi jur coowa ginnaaw bu waa seeni joxe dogal jox ndam li ki nga xamante ni moo di Faure Gnassingbe ba tax rek ñii di waa société civile di ñaaw lu ni mel ne rek dañoo jaxase li nga xamante ni moo di vote yooyu nga xamante ni ñu ngi ko amaloon foofee ca Togo. ñu dem ca Guinée moom ñu war a amal ni ki weeru mars wenoog benn fan ay élection jëm ci législative ak référendum constitutionnel ba tax rek ñu gis ni rek kujje gi ak pouvoir bi ñu ngi daal di sànnante xeer ba tax rek askan wa yilee élection yi ñu jëm dalu leen xel ndax ci nemmeeku nañ ci réseaux sociaux yi ay wax ju ñaaw ak ay saaga ba tax rek ñii di waa kujje gi déposé woon ab recours ngir ñu am toxal élection yi législative yooyu ak référendum yi wante nag conseil constitutionnel dafa daal di bañ ba tax rek ñii di waa pouvoir bi jël dogal ni képp ko xamante ni pare na pour salfaañi ak yelleefu scrutin yooyu ñuy jëm yoon dina tege sa kaw. jeexale xibaaru biti réew ak Koweït ak royaume Bahreïn ñi nga xamante ni nag daal dinañ fësal ni am nañ lii di coronavirus daal dina egg seen dëkk ba tax rek ca Bahreïn moom jàpp nañ ni benn nit moo fa am doomu jàngoro boobee ñu gis ni buñ sokkandikoo ci ministre bi nga xamante ni moo yor wàllub santé ni rek cas boobu ki ko am mi ngi jóge foofu ca Iran ginnaaw bu mu fa demoon ab pèlerinage waane ñu gis ni ca Koweït moom ñetti nit ñoo daal di am bile jàngoro kenn ki ab koweïtien la keneen ki ab saoudien keneen ki tam di ab ndaw boo xamante ni mi ngi fare foofu ci dëkk ba tax rek ñaari dëkk yooyu jël nañ dogal ginnaaw bu ñu sokkandikoo ci seen ministre yu saytu wàllu paj mi ni bépp dogal jël nañ ko te vol yi suspendre nañ leen waane nag am nañ ay opération d'évacuation maanaam képp koo xamante ni am na doomu jàngoro bi ñu xool naka la ñuy def ba yóbbu la ci l'hôpital bi ci nu mu gën a gaawee. mbokk yi mangoog yegsi nañu ci njeextalu xibaaru digg bëccëg gi ñetteelu xaaju xibaar yi la ñu fas yéene soobu dem ca studio be fekk baak Safiatou Cissé mu dégtal ñu tamit la mu am yéene jukkil ko askan wi Safiatou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoulaye Bopp. naka yitte yeeg yu tey. ñu ngi fi rek. am na ci solo ñu fas yéene feggoog yow ci ñetteelu xaaju xibaar yi. luñ ci mën a jàpp lay gën a fas ci xibaar yi.
liñ si nar a waxtaanee Abdoulaye Bopp bokk na si réseaux sociaux yi nga xamante ne ñii di sénégalais ñu ngi koy jëfandikoo bokk na si lii di ay Facebook WhatsApp wala sax téléphone portable nga xamante ne ñu bëri si jamono ji dañuy tiit sax utiliser ko wala nga wax ak nit téléphone da ngay xalaat naan ndax dalay wala ki may waxal nekkul ni sax ni daf may enregistré mu mel ni nag mu nekk lu tiital askan wi kii nag di journaliste Ibrahima Lissa Faye di sàkku rek si nguurub Sénégal mu gën a ñooñal taxawalam pour que ñu protéger ñi nga xamante ne ñooy utiliser lu ni mel. Fatou Bintou Diouf am na ab yaat gëstu bu yaa boo xamante ne amal na ko si noonu rek ñu fii dalal kii di Ahmadou Bamba Thiam nekk expert en cybercriminalité nekk tamit président wu association bi di association TIC protection nekk ab association boo xamante ne day sàmm ak yelleefu ñi nga xamante ne ñoom ñooy utiliser yi lépp réseaux sociaux waaye tamit umpule woo Abdoulaye Bopp ni kaddu Mohamed Boun Abdallah Dionne yi ni jur na coow lu bëri moom moomee Boun Abdallah Dionne nekkoon fi njiitu jëwriñ yi yëkkati kaddu di xamle rek ni àndandoo Macky Sall ak sénégalais yi xaajaguy bay jeex loole nag Assane Samb am na ab waxtaan bu yaa boo xamante ne sekk na ko si téléphone ak Mamou Diaby Gassama bi lépp jotaay nag ñu ndar képpe ko li nga xamante ne moom la yéenekaay yi xëyee ñu ànd si ak yow Abdoulaye Bopp. jërëjëf Safiatou Cissé am nañ ci mbégte incha allah ñu ngi lay xaar ci faram-fàcce yooyu la xibaar nga jot a tënk ci ñetteelu xaaju xibaar yi lay doon mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na jaajëfal Modou Fall ma ne woon ci machine bi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu gontoog jàmm yendoog jàmm ak programme bu Batu Askan Wi Walf TV yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.